maa ngi lay nuyu Arame Touré xibaaru marax yi ponk ca gën a fës bokk rek ci benn takk der buy toll ci fanweeri at nag bu daal di xaru ca marché Sandaga ca boori midi la moom moomu ñu doon wax Gabriel Bass nag nee ñu ciseau la jëfandikoo ngir jam boppam am ca nag ñoo xamante ni jot nañu ko fekkee la ñu xamle tamit ci waa jooju takk der boobu nga xamante ne sax ci circulation bi lañ ko gën a xamee nag dafa nekkoon koo xamante ni dafa amoon ay jafe-jafe ci wàllum Fass Boye nag nekk ca département bu Tivaouane ay nappkat ñoo doon laale ak ay bateau yoo xamante ne ña nga fekk baax ca bitim réew li waral nag seen laale googu mooy ñoom nappkat yooyu fekk baax foofu nag dañoo demoon ca géej ga daal fay sànni seen caax mujj bi ñu di ko wëri ñu ne nag ay bateau yu bàyyi ko ci biti réew ñoo jël yóbbu seen i caas ba noppi teg ci it seen i bateau loolu ñu xayma ko daanaka ci million mbaa lu ko téeméeri million sax la ñu wax moo waral nag ñu am bëccëg boo xamante ne tey jii dañu ko jagleel ñàkkuk napp dina wax rek ci leneen muy salaire yi ñu ne nag dafay yokku ci privé bi lu ko tàmbalee weeru janvier lay doon atum 2020 téeméer boo jël juróom jàpp juróom-ñett ñenn ci liggéeykat nag gis ne loolee nag lu mën a nekk la naam lees mën a àttan la naam sax la ñu doon sàkku ca ndoxteel li mooy téeméer boo jël ñaar fukk ak ñeent ca diwaanu Ndar ñenn ci liggéeykat yi nag nu nu ko gisee rek mooy yëf ya daal rafetlu nañu ko waaye am na ñoo xamante ne sax jàpp nañ ni loolee bu sottee nag dana tax courant bi ñu ne dafay yokk sax dana gën a mën a oyof ca ñoom daañu waxit ci permis à point yi permis biométrique yi nga xamante ni kon bindu bu ma ngay wéy fële ca CICES la gën a metti nag ca ñoom ñoo ñee koy sàkk bu weesoo la ñuy fay nag ngir mën caa jot tey dañuy fay ticket ngir dugg rek ca CICES boobee ñu ne foire ba taxu leen a jóg seen i permis moo leen tax a jóg kon nga la nañ leen dimbali ci fayum ticket mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee woon benn takk der nag moo daal di xaru ca marché Sandaga ci boori midi la moom moomu nag ñu daan woowee Gabriel Bass ñu gën ko xam rek ci takk der yi nekk nag ci circulation bi am na ñoo xamante ne nag nee nañ àndul woon nag xelam lool léeg-léeg dana am ay jafe-jafe ci wàllum xel ma waaye lu ñu gisit mooy ay ciseaux daal la jëfandikoo ngir nag jam boppam ba tey ji mu daal di rek kon faatu Ibou Diouf ak nataal yu Pape Sangone Mbaye. boo ñëwee ci ruq bi ci biir marché Sandaga deret bi di fësal rek li nga xam ne mooy jëye ji ci xew tey ci suba marché Sandaga ak ñi nga xam ne rek ñoo fa nekk méttit lu di ni mel waaye du kenn ci ñoom ku xam ne rek bëgg na yee yàbbi jëmale ci li ni mel dem nañ lu nekk ngir wax loo leen waaye loolu jotul sotti lañ fa jële rek mooy ndem si yàlla si Gabriel Bass lay wuyoo bokkoon tamit ci compagnie de la circulation moom tey ci booru midi rek la xaru dóor boppam ay ciseaux ba looloo ko yóbbu alaxira jamono ji nag police yóbbi na ci ab enquête ngir xam ana lan mu waral bi la jëyee. waxoon nañ ko ci ndoxteel yi Fass Boye nekk ca département bu Tivaouane ay nappkat nag yu fa fekk baax ñoo doon laale ak ay boromi bateau yu fekk baax ca bitim réew li ko waral nag bokk na ci seen i caax ñu ne dañu koo sànni rek ca géej ga gannaaw bi nag bateau yooyu ñoo ñëw yóbbu seen i caas teg ci yóbbu seen i gaal loolu nag ñu gis ni la ñu ca ñàkk bari na toll na rek ci téeméeri million mbaa lu ko ëpp ñoom nappkat yi nag mu jaral leen rek ñu toog bëccëg boo xamante ni napp ñu di naqarlu loolee nga xamante ne jàpp nañ ni teguñu ko ci yoon dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop say latira nappkat yi nekk fii ci Fass Boye dañoo xëy ne kenn du gëti ji ñëpp rango ay morso yu xonq mer ba futu taxaw ci taatu tefes gi di fësal seen naqar nee nañ li leen metti ay bateau de pêche yu jóge bitim réew ñoo dugg seeni waax fekk fi Sénégal buub lépp yàq ko yóbbu seeni mbaal. ci guddi gi gis ngeen fii gaal yi nekk nii ci la daal di ñëw rek dugg ci biir gaal yi fi ñu ser gaal yi pour ñu fanaan fi ci la dugg ci biir gaal yi mu ramassé lu mat fukki gaal yu mbaali fi la tourné dem ak moom jëm mbooro nu daal di songa gaal yi yu ndaw yi moo dagga yi gaal suux yi gaal këpp yi réer bare na yu nu gisul am na ndox mu tànga mu leen di sànni bu nga xam ne bu leen ko suree rek ñu def plus de 40 mètres mayetul ku jege bato bi. Abdou Karim Sarr jiite nappkat yi nekk fii ci Fass Boye gis ne lii de metti na lool ndaxte alal ju bëree dem. boo imaginer li nga xam ne moo newoon ci gaal gi équipage bi mat na 20 millions mais boo analyser lépp li nga xam ne en global li mu fi yàq
mën na 100 millions. jokku nañu fu nekk waaye nee nañ dafa mel ni kilifa yi de kenn nangu cee àddu. wax nañu ko service de pêche dem nañu direction de pêche dem nañu même ci préfet gouverneur ñoom ñëpp yëg nañu amul ku ko yëgul ku nekk wax nañu la ko fu ñu war jooy nañu fi mais nag amuñu pexe parce que amuñu doole. loolee tax nappkatu Fass Boye yëpp génnoon nee nañ mbir mi de duñu ko dakkal na nag ci fan yi di ñëw daañu oo képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ci wàllu napp gi ci réew mi ñu daje fii ci Fass Boye waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy am ak bato yi nga xamante ni ñoom ñooy jógee bitim réew. lu soxal nag permis biométrique yi nag jàppale ni bind gi léegi mu ndar kàpp weer képp moo ci des fële ci CICES ga ñu koy amele nag ña fa dem di ko wuti ñoom dawalkat yooyu dañuy fay ba noppi ngir mën caa jot waaye li ci gën a metti tey mooy dañuy fayit ticket ngir mën a dugg ci foire boobu ci CICES boobu nga xamante ne dañu fay amal la foire nu ñu ko xamee te ñoom nag foire ba taxu leen jug ba tax nañu koy naqarlu ne bu ñu sañoon daal dinañ dugg wut seenu permis te kenn du leen daggloo ab ticket ndax foire ba taxu leen a jug ña fare ca Cap Karange nangu ñooyee yàbbi ci mbir mi Fatimata Touré. ca CICES ubbite 28e foire internationale de Dakar ñu daat koy def ci xumbuteef lu soriwul dara nag ci xumbuteef yooyee ñu daat ci mën a nemmeeku ni benn groupe jeune toog ñoom nag li leen indi di leneen moo di rek daati wut si li nga xam ne moo di permis yu yees yi nekk nag opération bu nga xam ni indil na leen ay jafe-jafe. Le matin dama ñëw pour ñëw ci Cap Karange pour déposer sama permis mais dañ ma xamal ni carrément que dama war a dagg ticket. xaw ma woon ne dañu war a jënd ticket du coup ma expliqué leen ko ñu ne ma da nga war a jënd ticket may leen ok du moment où dama war a jënd ticket bien que dama ñëw pour changer sama permis ñëw naa ba pare mënatuma def machine arrière ma jënd ticket. ngir sax ñu mën a am permis yu yees yooyee faw rek ñu daal di dagg ticket d'entrée ca CICES waaye nag bu ñu xasee ba dugg ñi nga xam ne rek ñooy wut permis yi amuñu droit génnaat si biti li fi wak jeexaluñu li nga xam ni moo di seen enrôlement. ma ñëw ma pour foire bi dama ñëw uniquement pour changer sama permis ñu ne ma carrément que il faut nga dagg ticket. waaw man dama loolu dama gis ne moom c'est pas normal quoi. heure de pause jot ma bëgg génn ma dem expliquer leen ko comme quoi dama war a dem jënd lekk. dellu si waat ñu ne bu fekkee da nga bëgg a génn il faut nga jëndaat ticket boo ñëwaatee ma ne leen non loolu du yoon parce que ñëw naa une fois man dama ñëw pour changer sama permis ñëw ma pour visiter ñu ne ma amuñu possibilité ñoom à leur niveau xam ki ñëw pour visiter ak ki ñëw pour changer permis ma ne leen ok. ci jamono ji nga xam ni foire internationale de Dakar am na ñi nga xam ne nag dañoo ñëw ngir wut ci permis faw rek ñu daal di fay ay ticket d'entrée comme ni ko visiteurs yi di defee nekk nag situation boo xam ni ñoom ñoo ñee sax dénoncé nañ ko waaye nag ñi nga xam ni lañu dénk wàllu woowee nanguwuñ ci àddu ndaxte rek ñoom dañoo jàpp ni faw rek ñu daal di waxtaan ak ñi nga xam ni ñooy seen supérieur hiérarchique. Fatima Touré ak Modou Diop ñu leen di jaajëfal lu soxal nag ci payoor yi ñeel privé bi nag kon liggéeykat yi daañu gis ab yokkute weeru janvier lay doon atum 2020 loolu nag ñenn ci liggéeykat yi bala boog sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy patron yi ñoom nag gis nañu ne loole nag lu ñu àttan la te bu ñu xoolee sax ca ndoxteel li waxuñu woon lool téeméer boo jël kon ñaar fukk ak ñeent la ñu wax waaye tey dañu ne téeméer boo jël daanu ko yokk ba ci juróom jàpp juróom-ñett leeral yeeg Maymuna Njaay. gannaaw bi ñu toogee ñaari at centrale syndicale yi ak ñi fare ci patronat bi daan di waxtaan bëgg ñu yokkal leen payoor yi tey ji ñu biral ni ci weeru janvier atul 2020 dinañ ko def yokkute googu nekk lenn loo xam ni am na solo bu ñu sukkandikoo ci waa CNES. seen demande bu njëkk mi ngi tolloon ci 24%. mais bañ koy demandé patronat bi def na lii dafa jéggi dayoo parce que ñi ngi génnoon ci ay processus yoo xam ne amoon na luñ fi yokk notamment prime de transport bi à l'époque patronat bi nag ne woon ne nañu def prudence tuuti parce que boo gëmmee rek def loo xam ne ëllëg mën na la jural safaan bu boobaa ñi gën a ñàkk mooy travailleurs yi. yokkute bi di am gannaaw biñ fi seetlu woon ci atum 2009 wante am na bile yoon ay coppite. 2009 aussi ci négociation la woon ba ñu d'accord ci augmentation entre 4% ba 8% booy xool sax xawul sori ak li ñu am nii donc mais comme ça fait 10 ans xaw na yàgg tuuti mais bu ñu fàtte ne am na ci entreprise yoo xam ne de manière volontaire ñoom dañuy def par exemple. ñaari at yu nekk wala ñetti at yu nekk ñu def ay augmentation de salaire. Mokhtar Anne di fàttali ne am na ay yeneen jéego yoo xam ni privé bi
am nañ ko fi mu toll nii. seen motivation moo doon transport bi yokku na donc il fallait que ñu répercuter ko ci prime bi. ci kaw waxtaan toujours comme ni ñu koy defee rek bi ñu waxtaanee dem nañu ba tënk benn montant de 20 pour 20 800 mu ñëw tegu comme résultat de négociation yi prime bi nekkoon 16 500 ñëw ba 20 800. ñu ngi doon waxtaan ci salaire minimum bi mooy li ñuy wax SMIC yokk nañ ko ba dernière tranche bi mois bi lañ koy appliqué. gannaaw bi ñu biralee xibaar bi liggéeykat yi ci seen wàll di xaar. ñu jëmmal ko laataa loolu ñi nga xam ni ñoom ñoo leen war a fay employeur yooyu seen xel dal na ci nag contrat yi dinañ ko mën a respecté ku nekk sàmmonteeg ak li nga diggee. Maimouna Ndiaye ci diwaanu Ndax moom nag ñenn ci liggéeykat rek yëkkati nañu kàddu wax seen xalaat ci yokkute googu ñu ne dina am ci payoor yi ci privé bi ñu bari nag ñu ngi koy rafetlu am ñeneen ñoo xamante ne sax jàpp nañ ni loolee bu yegsee nag jafe-jafe yi ñuy wax ak yokkute courant bi nag dana mën a gën a oyof ca ñoom dañuy teewlu seen i kàddu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. Mansour de moo nañ ñoom El Hadj Sène ak groupam moo nañ koy wax leneen lu dul loolu ndax marché bi li fa am du dara lu dul ñi koy géré woon toog nañu lu yàgg dem ñu assemblée générale am ñu jóg bëgg assemblée générale bind maire yi bind préfet bind maire ñu nekk di waxtaan xool na la ñuy demee assemblée générale si moment bi ñu dem war a dem assemblée générale c'est le benn boor bi El Hadj Sène ak waa këram dem def assemblée générale chambre de commerce fal seen bureau ñeneen fal seen bureau ñoom ñaar ñëpp ku ne bi nga fale si bureau bi indi nga ko maire yi na nga ko accepté que parce que ñun xam nañu ni Sénégal dafa am lu ñuy tuddee la liberté d'association. mangook loolee nag jëmoon rek ci commerçant yooyu ñu jàpp daan ci dellusiwaat ñu ko waxee woon gannaaw li ñu bokk ci payoor liggéeykat yi ci privé bi ci atum 2020 ca diwaanu Ndar wax naa ko léegi ñenn ci liggéeykat yi nag di ko rafetlu bu baax a baax ñu teewlu seen i kàddu ci micro Ousseynou Diop. mangook kon du ñàkk rek ñu daal di ci dellusiwaat ñu wax ci leneen muy nag fitnaal ak xoqatal bi ñuy faral di teg rek kon ndaw ñi fii nag ci Sénégal ak jigéen ñi sax la ñuy wax ñu ca ëpp tolluwaay bi jéggi na doyoo njiital synergie des organisations bu société civile nag moom moo daal di xalaat lu ni mel muy Penda Seck Diouf moom nag la mu xayma rek mooy juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ndaw nag sàq nañu leen waaye ci lim googu tamit gis nañu ni fukk yi ak ñeent ay soxna la ñu ñàkk nañ ci seen bakkan ci lim googu ñett yi di ay tout tànk kon mu jaadu lool ñu jël ci tamit ay matuwaay ñu teewlu ko moom Penda Seck moomu ci micro Salif Sow. ñu bàyyi ko fu nekk daanaka ci réew mi ci fukk ak juróomi département ci Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi daje di waxtaan fitnaal gi ñu leen fitnaal ñoom xale yële bokk nañu ci fukk ak juróom-ñetti junni gune yi nga xamante ni dañu amoon jafe-jafe ak seen waa kër wala kenn binduloon woon ci état civil ba ñu dañ say àdduna loolu daaw la woon ñi def loolu mooy waa coordination nationale association enfants yi nga xamante ni it dañ leen di liggéeyloo wala di leen teg ay fitna. bi ñu mujjee def suñu bilan ci 2018 bi jàppale lañ 18000 xale yu nga xamante ne nii ñii état civil la ñii nga xamante ne nii dañu leen a ci centre de formation yi ñii dañu leen a appuyé nga xam ne dañu nekk enfant en rupture familiale 18000 yu nga xamante ne jàppale nañ leen ci année bi ngir ñu mën a dund bu mën a mucc ayib seen ak seen yelleef ñu leen koy respecté ba mu mot sëkk am na lu ñuy woowee code de l'enfant boo xamante ni gars yi fii ñu ngi xaar kilifa réew mi doxal ko. Sénégal ñu voté code de l'enfant bi pour tamit ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci situation talibé tamit mu changé ñi ngi liggéey tamit ci mariage des enfants parce que ñun dañu nekk ci ay membres yu nga xam dañu nekk ci ay coalition des organisations de la société civile pour l'abandon du mariage des enfants au Sénégal. sëy yu teel yi ëmb yu teel yi ak it ñàkk jàngi l'école bokk na ci li ñu doon waxtaanee ci ndaje mi ñu amal ci stadium Amadou Barry. daf ñuy metti torop comme ñu gis benn xale ñu di ko maltraité ñu ngi ni invité leen ñu ngi ci biir ndaje mi pour ñu mën a comprendre suñu situation ak ñoom tamit ñu mën a xam tamit ñun lu ñuy liggéey ci wàllu xale. jafe-jafe bu gënëb Sénégal yi di dund rek la xale yi nekkee ci Mauritanie ak it Gambie di dund niñ ko xamal mooy seen waa dëkk yi nga xamante ni teewoon nañ ci ndaje mi. ngok ñu dellu wax rek ci mettital waaye it sàkku bi ñuy faral di def kon ndaw ñi ci Sénégal ñu ci ëpp nag di jigéen lim gi ci atum booy xool rek yi weesu juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ndaw nag sàkku nañu leen fukk ak ñeent ci soxna ñàkk nañu seen bakkan ay ndaw bokk ci lim googu mu doon loo xamante ni Penda Seck Diouf moom moo yëkkati kàddu yooyu moom mi nga xamante ni moom moo jiite synergie des organisations bu société civile ñu teewlu ko ak Salif Sow. xam nga at yii rek nga xam ne si 2018 ak léegi ñu ngi recensé juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti violence yi nga xam ne violence sexuelle la te ñu ko jëmale di ay tuut tànk
ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn yu nga xamante ni kooku ay jigéen ñu nga xam ne dañ leen a agressé sexuellement maanaam làmbatu leen wala ñu jéem leen a am sàkku wala sax ñu sàkku leen mais gis nga at mii rek nga xamante ni si diggante janvier ak 2019 gi ak novembre 2019 gis nañu day ne fii day ci jigéen ñi fukki jigéen ak ñeent ñu rey leen te ñoom ñëpp ñu rey day dañ leen doon sàkku ñii dañ leen a sàkku ñii dañoo ñëw doon leen jéem a sàkku ñu bañ opposé wu ak ñoom ñu rey leen. violence dafa bëri ay forme ndaxte dafa am dóor yi ak gunduxutaal yi mais violence économique yaa ngi fi violence morale yaa ngi fi abandonné yaa ngi fi violence sexuelle yaa ngi fi violence daal kenn waru koo def te kenn waru kii la ñu jaaxal nag te jaaxal ñu moo di ne ki nga xam ni ma ngay def violence mu di auteur ba moom kay ay atam dafa gën a tuuti loolu mooy lan diggante ñaar fukki at. ñu yegg ba lycée bu Lamine Gueye ak ndongo yi nga xamante ne ñoo fa nekk nag fas yéene rek seen lycée boobu nag doon lycée bu set wecc waaye lycée boo xamante ne dañu fay jëmbat ay garab ci loolee la ñu taxaw ndax njëmbatu garab bi sax dana gën a am solo ci coppiteeg jaww ji nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku saa su ne ay seti si moom mooy proviseur bu lycée ba ñu teewlu ay kàddoom ak Fatou Bintou Konté. ci dundin la cet comportement la ci jikko la. ñu xalaat ne nag ñun la ñu sas njàng xale bi mais yaru xale yi surtout et ci biir yar boobu li ñuy def ni bokk ci li ñu war a def ñu xalaat fu ñu dem ci école yi suñu contrat mooy lii na ngeen di koy def tout le temps léegi au lieu ñuy wutal xale yi ñu leen di baleel mais ñu leen di dugal ci ñu bokk ci ñiy setal seeni école ñiy defar seen environnement loolu nag liñ ci jublu rek mooy commande cet bi ñuy wax ñu liggéey ak xale yi nga xamante ni ñooy avenir nation bi ba mu dugg seen bopp ñu mën ko jëfee ñu mën ko toog. mu bokk désormais ci suñu agenda weer bu ne mu am benn bis boo xam ne dañuy taxaw fekk xale yi ñooy nettoyer ñu am njort bi ñu leen dugalee ci loolu bu demee ba si kanam kuy defar kuy setal du tilimal kon dinañu am lu ñu soxla ci ñoom. ñu wax rek ci secteur or bi ak koppar yi nga xamante ne nag daal dinañuy taxaw rek ngir dugal ko ci lépp rek ngir gën a mën a suqali kon wàllug or bi lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ci million ci dollar américain mu nekk lëkkaloo boo xamante ne nag kon Barrick Gold moo ci lëkkaloo ak nguurug Sénégal ñu ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi nag daanu fexe rek kon daal di koy jagleel nag Sabodala Gold Corporation ngir lépp mën a ñoŋal kon wàllug or bi ci kaw loolu it dinañ fexe ba wàllum xëy mi tamit gën a mën a yomb dañuy teewlu Abdoul Aziz Sy moom mooy directeur général bu Sabodala Gold Corporation ci micro Aïssatou Gueye Ba. suñu mën-mën ak lu ñu jot am lépp dañ ko sotti ci biir Massawa ndaxte Massawa bokk na ci jugement yi gën a am importance fi mu toll nii fii ci Afrique su ko defee lëkkaloo diggante Massawa Gold ak Sabodala ab njëriñ dong lay doon ci groupe Sénégal ndaxte dañ ci am bénéfice boobu nag population bi nga xam ne ñoo dëkkee ci wet woowulee dañ ci gis seen bopp waaye tamit ñi nga xam ne dañuy jóge feneen sax di ñëw dañ ci jëg seen bopp bu baax a baax te loolee fii ak 2020 la rek. du doon sax ay 2022 projet Sabodala boobu nag dina tax li jëm ci wàllu sàmm aar gi ak gàncax gi tamit du doon benn jafe-jafe daañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu weesoo loolu tamit askan wi dëkkee ci wet woowulee daañu mën a jot ci ndox ak tamit ay bërëb yoo xam ni daañ ci mën a faju waaye tamit ndaw yi dëkkee ci wet yooyulee lu mel ni li ñu duppee recherche scientifique appliquée xeetum gëstu la nag Sénégal nag taxaw na ngir gën a dooleel kon gëstu boobu nga xamante ni jëm na ci lépp loo xamante ni soxal na wàllug science ñu ne nag benn plan la bu ñu tëral ci diirug ñeenti at yi ñu dëgmal lay doon li ñu bëgg rek mooy jafe-jafe yi nga xamante ni dañ koy faral di am ci wàllug gëstu ci wàllug science Sénégal nag mën ci def ay jéego dañu ci ànd ak Maguette Soirée Diallo. dajale ñi seen xel màcc ak ay gëstukat ngir weccoo ci laaj bu jëm ci wàllum gëstu fii ci Sénégal mu nekk ab occasion ngir wax ci plan stratégique de développement. depuis at dañu convoqué woon ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi yëngatu ci secteur bi muy secteur de la recherche ñu waxtaan lëlu pendant ñetti fan discuter xool li nga xam ne moom mooy gàllankoor yi xool li nga xam ne mooy point positif yi ñu dajale loolu yëpp
daal di mettre en place nag benn comité boo xam ne ay ñu ràññee ci réew mi ñoo xam ne xam nañ leen bu baax a baax ñu jox leen liggéey bi ñoom ci seen bopp ñoo liggéey bi. njëriñu gëstu mooy fexe ba nit ñi faj seen aajo waaw gëstu ku koy def day fekk nga bëgg faj aajo gëstu bi nag nan lay demee ak yan moyen ngay am ak naka la ñuy nattee di mbir mi. Agence nationale de recherche scientifique moom ñëwaat na ci gëstu ak fi mu toll fi ci Sénégal. chef de l'État c'est vrai am na yéene bi tamit kii def li mu mën wante des na dañu gën a bëgg moyens yi gën a ñëw pour ñu gën a mën liggéey d'ailleurs plan stratégique bi dina permettre aussi privé bi mën a gën a ànd ak ñun ci recherche boobu ñuy def. ANSRA ñëwaat ci importance bi nekk ci gëstu pour université yi ak liggéeyukaay yi mu nemmeeku itam ani discipline bi dafay jànkonteel ay jafe-jafe. recherche scientifique appliquée mi ngi ci diggante bi ñu ngi avancé mais avancé ndànk ndaxte lu laaj moyens yu bari la te moyens yi nekku fi. atelier de validation ngir corriger manquement yi gëstu fii ci Sénégal daal di am ngir amal ay compléments de suggestion ak ay recommandations pour ay résultats yu gën. ñu wax rek ci njeexitalu atum 2019 bi ñuy waajal ay fan képp ci ne ay fan kon moo ci des njeexital boobile ñu daal di dem ba fële ca place de l'indépendance ak ni ñu koy faral di gisee nag barab ba taaru lool ay sapin ay jeux de lumière ñu koy amal foofee ba ci allée du centenaire ñu bari nag ci askan wi di ko rafetlu bu baax a baax ndax saa yu ñu ci jubsee rek dañuy gis ni Ndakaaru dafay soppi xarkanam pa farañing ay sapin yoo xam ne dañ ko fee saxal yenn yi ñu ñëw teg ko fi def ci guirlande ak i jeux de lumière lamp yi di tàkkee fu ne Ndakaaru nag daal di soppi xar kanam méngoo feetu fin d'année. waaw lii de lu baax la moom vraiment ñu ngi def assainissement bi defar décoration bi pour préparer fête de décembre yi. oui ça va c'est très joli donc ça va. waaw ñu ngi décorer côté yu nekk. rafet na trop. Bon, je vois qu'il y a vraiment une beauté là dafa rafet on constate que gars yi ñuy defar ñuy affaire yi muy gën a nice quoi franchement. ca place de l'indépendance ouvrier ñoom ñu nga fay nekk di liggéey bërëb bi Sénégalais yu bëri fa la ñuy daje jour 31 décembre. macha allah moom macha allah gis naa décoration yi gis naa pavage bi gis naa guirlande yi ak ñoomi seen bi mairie bi di def. faut attendre la nuit là. oui ça va s'allumer donc nice na. li ci ñuul rek waa Dakar jàpp nañ ne mois de décembre rek ci la ñuy defar seen capitale bi waaye li nu mel dañ koo war a def at mi yëpp. instant bu ne la war a doon waay. dam nice sal yëpp. mais duñ bàyyi ba décembre fête de décembre rek ñu defar ko dañ ko war a bàyyi di ko defar tous les jours tout le temps loo xamante ni nii parce que fii mooy suñu vitrine. am solo mooy. garder cela quoi ñu koy defar après am na ñu koy sandi xoolal voilà quoi donc affaire bi du question état wala la mairie c'est tout le monde qui devrait participer. ay fan rek des ñu amal feetu Noël ak lii di 31 décembre capitale bu Sénégal nag jël couleuru feet yi jamono ji nag mbedd yu mag yu ci bëri ñu ngi tàmbali di ko décorer. mangoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Pape Fara Gningue mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Aram Touré bu dee noppi na rek ma daal di koy jébbal lenge yi mu wéy ci soir d'info.